Bienvenue à la revue de l'actualité sportive de ce 9 août 2019. Nous allons faire le point de l'actualité sportive. Et pour commencer, nous allons parler d'abord de Neymar avec son père, Neymar Senior, qui s'est donc exprimé sur le cas de l'ancien joueur de Santos. Papa yi nag Neymar moom li mu ci wax rek mooy ne jàpp na ne doomam fi mu ne nii moom ngir mu gën a mën a bëgg rek mu dellu si waat ci terrain yi gannaaw tolof-tolof yi mu amoon ci ay gaañu-gaañu ba fi mu ne nii mi ngi waat ci Paris Saint-Germain di entraîner. Quand même, il est revenu un peu ci li nga xam ne moom mooy kaw Neymar bi ñu fi doon accusé de viol ak yu ni mel bu dee ne sax tribunal ak aussi justice brésilienne fi mu ne nii ñoom àtte nañ ko nee nañ ñu koy ji ñëpp amuñ ci lenn lu leen leer mais le cas Neymar aujourd'hui continue d'alimenter les polémiques parce que tey fi mu ne nii waa Real de Madrid ak Florentino Pérez ñoom boo ci xibaar yi ñu am dañoo bëgg tamit jënd joueur bi di Neymar te Paris Saint-Germain ak Leonardo ñoom ñoo leen ko proposé te fi mu ne nii Neymar moom bëgg-bëggam mooy dem ci FC Barcelone waaye waa Paris Saint-Germain dafa mel ne bëgguñu ko jaay ñii di FC Barcelone ba tax na nag Leonardo proposé woon Neymar ay club yu ci mel ne Manchester United ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Real de Madrid. Manchester nag ñoom nee nañ mënuñoo jënd joueur bu ni mel gannaaw ba ñu jëndee Maguire sax dañ ci dellu ci après waaye li leer ba leer mooy waajur Neymar moom lim ci gën a wax mooy bëggut a wax ndax Neymar day dem Real wala day dem FC Barcelone li mu wax rek mooy bëgg-bëggu doomam mooy mu fexe ba mu ñëwaat dellu ci terrain yi ndax foofu lay gën a béggee. On revient sur le cas de Harry Maguire nag fi mu ne nii mooy le défenseur le plus cher au monde waa Manchester United nag ñoo ko jëndee Leicester ci 87 millions d'euros ñii di wax sax 93 millions d'euros bu ñu ci boolee bonus yu ni mel Maguire fi mu ne nii moo nekk défenseur bi gën a cher gannaaw bi nga xam ne nag ci ay jamono ki ko fi nekkoon mooy Virgil van Dijk nekk défenseur Liverpool moom nga xam ne 84 millions d'euros lañ ko jëndaloon waaye fi mu ne nii nag Maguire nga xam ne 26 ans la am Manchester United moom moo ko jëndee lu ni mel Manchester nag bu leen fàtte ne moom moo bëggoon jënd joueur sénégalais bi di Kalidou Koulibaly waaye liñ ci fayoon dafa doy woon ki nga xam ne mooy waa Naples rawatina Aurelio De Laurentiis nga xam ne mooy président Naples moom sax wax na ci nee na fi mu ne nii bu fekkee ne Maguire moom mi ngi jaar 93 millions d'euros Kalidou Koulibaly moom war naa mën a jaar 250 millions d'euros ndax moom moo ko gën a aay moo ko gën a xarañ kon fi mu ne nii li nga xam ne moo jëm ci wàllum njëgu kii di défenseur Naples bi ak international sénégalais bi nee na rek du ko daal di yàqamti jaay ko nii ci marché bi noonu faw rek ñu teg ci xaalis bu doy ngir ñu mën ko jënd te kenn ki nga xam ne tamit moom day jógee France te ñi ko jënd nekk ca Angleterre di Watford mooy ki nga xam tamit mooy Ismaïla Sarr aussi moom joueur 21 ans bu équipe nationale Sénégal la moom mi ngi nekkoon ren waaye ren jaay na ko mu nekk record ci li ren jaayee joueur am waaye tamit record la ci Watford ñu jëndee ko joueur bu ni mel moom nag 35 millions d'euros lañ ko jëndee fi nga xam ne moom mooy ren ba tax na fi mu ne ren ku bu baax la def ci li nga xam ne moom mooy jaayum kii di Ismaïla Sarr beneen joueur bi nga xam tamit moom dafa battre record ci wàllum jënd mooy Nicolas Pepe moom nag Nicolas Pepe moo nekkoon Lille di joueur ivoirien bi nga xam ne crack lañ ko jàppee saison bi ñu génn bokk na ci joueurs yi ñu gën a xarañ bokk na tamit ci joueurs yi gën a cher ci jaar-jaaru nag taarixu jënd foofu noonu ci Arsenal Nicolas Pepe nga xam ne moom 80 millions d'euros lañ ko jëndee moom Nicolas Pepe 24 ans la am beneen joueur africain boo xam ne moom nag mooy champion d'Afrique ak Algérie mooy Rami Ben Sebaini di joueur ren bi nga xam ne moom fi nii tamit ñoom jot nañ ne dinañ ko jaay kii di Borussia Mönchengladbach montant transfert bi nag fi mu ne nii ñu ngi wax wàllum 10 millions d'euros waaye tamit dañuy wax ci beneen joueur mooy Hakim Ziyech gannaaw bi nga xam ne nag Ajax Amsterdam dafa jaay Matthijs de Ligt ak De Jong ñoom ñaar ñëpp fi mu ne nii fan yi ñu génn kii di Neres moom dafa prolongé contrat am Ajax Amsterdam Hakim Ziyech moom tamit daan nañ ko dégg fu bëri ñu duñ ko bëggoon jënd waaye fi mu ne nii dañoo yokku contrat am jëm ba ci 2022 international marocain bi nga xam ne moom mi ngi am ñaar fukki at ak juróom benn daaw ci saison bi ñu génn li mu dugal ci ay but moom dafa bëri ndax am na fa 21 buts ak 24 décisives ci compétition yi ñu bokkoon yëpp daaw ba tax na Ajax Amsterdam di kontaan tamit di garder joueur bu ni mel keneen ki nga xam ne moom fi mu ne nii moom la ñuy waxtaanee mooy Lopez di gardien de but bi nga xam ne moo nekk ca Lyon moom nag fi mu ne nii Paris Saint-Germain moo ko bëgg a jënd gannaaw bi nga xam ne jaay nañ Kevin Trapp Eintracht Francfort la ñu jaay Kevin Trapp fa la nekkoon moom la ñu ko abale woon daaw fi mu ne nii dafa delluwaat waaye Ronny Lopez la Paris bëgg a jënd li tax nag ñu bëgg ko jënd mooy Ronny Lopez benn année contrat moo ko dese ci Lyon te Paris dafa bëgg a profité ci lu ni mel ngir am góol bu taxaw góol boo xam ne bu Ligue des champions championnat yu ni mel ak compétition yu mag yi dina mën a wane boppam ndax Alphonse Areola ñoom dañoo jàpp ne rek fi mu ne nii li ñu soxla wanu leen ko ñu gis ne rek buñ ko jëndee ñii di Lyon dinañ ko gën a gaaw a jaay ndax fuñ ko jaayu ren déwén Ronny Lopez de nangoo signé contrat am te bu signé wul contrat am njëggam day nekk joueur boo xam ne day libre maanaam duñ ci am yenn avantage yu ñu ci am ci wàllum koppar ba tax ñu jot test ne loolu mën a nekk mënut a nekk ba tey amuñ ci leen loo xam ne leer nañu ci ñu des ci Premier League dañuy dellu Premier League ak ki nga xam ne mooy Paulo Dybala mi nga xam ne moom lañ ko doon jot nañ na dem Manchester United wala ca Tottenham moom ba moytu mbir yi ni mu fa nar a demee mooy Juventus daf ko nar a weccoo ak Mauro Icardi mi nga xam ne mooy attaquant bu xarañ bi nekk ci Inter de Milan moom nga xam ne dafa am problème ak équipe bi di Inter Juventus nag dafa bëgg attaquant boo xam ne day yees ndax Dybala ak Mandzukic dañ leen a bëgg
bëgg a jaay waaye li ñu gis mooy boo moytuwul danañ leen def échange. Inter jox leen Icardi ñoom ñu jox leen Paulo Dybala mi nga xam ne ñu ngi doon wax tax ci ay ndiiru gàtt ne day dem sax Tottenham ba ñu waxoon ne ay lu tolloog 70 millions lañ koy jëndee waaye mujj gi nag loolu mujjul antu. Gazzetta dello Sport nag moom moo xamal lu ñu mel ne boo moytuwul nag échange boobu day am diggante Mauro Icardi ak ki nga xam ne moom mooy Dybala. bu ñu waxee football tamit mun ñoo bañ a wax ki nga xam ne mooy Lionel Messi mi nga xam ne moom dafa am gaañu effectivement il s'est blessé au mollet donc moom fi ne dafa gaañu ci mollet bi ba tax na ñu jàpp ne ñaari semaine lay toog du football bu dee ne sax ñeneen ñi ngi tiit waaye supporter Barcelone ñoom ñi ngi jotees ne Lionel Messi moom nga xam ne moom mooy meilleur joueur du monde bëgg nañ première journée bi jot seen diggante ak Atlético Bilbao Lionel Messi bokku ci. dañuy ñëw nag ci bu di fekkee ne mercato bi jeex na mercato bi nag dañ ci wax club yi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu dépensé rawatina ca Angleterre tey bu ñuy xayma ki fa gën a ëpp loo génne ci xaalis mooy Manchester United bi nga xam ne 160 millions d'euros la génne ci ay koppar ki jënd ak jaay beeg yooyu loolu la si dépensé. keneen équipe bi si topp nag mooy Aston Villa ñu bëri ngi doon xaar Manchester City waaye Manchester City tum jënd bëri Aston Villa moo jënd dépensé lu tolloog 156 millions d'euros Arsenal soog a ñëw ak 149 millions d'euros ak Manchester City mi fa nekk 146 millions d'euros Everton moom 128 millions d'euros la génne Tottenham 109,9 millions d'euros Leicester moom génne 98 millions d'euros ñi nga xam ne tamit ñoo ci topp ba ci ki mujjantal bi fi ne nii mooy Liverpool nga xam ne moom li mu génne ci xaalis mooy ñoom Sadio Mané moom 4,7 millions d'euros rek la génne gum ci li nga xam ne mooy tournoi mercato bi. lii nag lañ leen jagleeloon tout ce qui concerne donc l'actualité sportive que ce soit au Sénégal mais également et notamment en Europe du ñàkk ñu dellu si yeneen i actualité que ce soit dans le sport et d'autres activités di leen jaajëfal donc merci juste de cliquer j'aime si vous adorez ce que nous faisons merci à vous.